géejawaay duñu fi dem yàgg nañ fi ñëw nañ fi waxtu bu nekk mais ñëwu tey bi dafa am solo ndax dëgg la ñoo bokk réew mi ñoo bokk li ñuy liggéey ñoo bokk fi ñuy yëngu ndax donte da ngeen jàpp ne ministre de la microfinance ñëw na aajo yi faju na waaye loolu di li ëpp solo ndax li ñu boole dafa bëri gannaaw ba ñu bokkee réew mi bokk li ñuy yëngatu muy suñu citoyenneté li nga xam ne moom la ñu gëm di ko dund te mooy liggéey ngir bokk ci liy tabax koomu réew mi dafa am leneen lu ëpp solo loo xam ne dañ ko bokk mooy ñun ñëpp ay jigéen la te tey ñuy sargal di màggal bésu jigéen ñi kon bu ma fi ñëwee day nekk ñëw bu spécial li tax muy nekk ñëw bu spécial dañuy faral di wax ne 8 mars dëgg la war nañ ci bànneexu war nañ ci foo war nañ ci ree ndax nag jàmm ci la lépp xaj bu jàmm amul mënoo am leneen waaye ci biir waxtaan boobu ak foo boobu war nañ ci sottante xalaat boobu ñu def moo tax ma ne bés bi dafa am solo parce que ñi jël kàddu yëpp kenn ku nekk am na loo wax ci journée bi am na ñu wax ci wàllu accessibilité parce que soxna Astu li mu njëkk wax mooy mu nekk mu mën a am équité ci wàllu infrastructure accès aux infrastructures publiques accès ci leneen ak leneen loolu c'est une préoccupation am na ku wax ci wàllu taxawaayu jigéen ci koom moo tax yéen ngeen dem ba am ñu leen pousse ñu leen jàppale ñu mel ni seen maire ngeen taxawal seen coopérative boole seen doole ne da ngeen di liggéey yooyu yëpp rafet na mais tey boo gisee bi ma jàngatee loolu yëpp li tax ma accès discours bi ma wax ci loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire ndax loolu ñun ñëpp a ko war a xam loi boobu moo ëpp solo financement yi jigéen ñi di loi boobu buñ ko doxalee ci anam yi nga xam ne président Macky Sall loolu la ko yéene kon dama ne financement mu ñëw mu bañ a ñëw léppay dox ndax bu ñu doon wàññi li nga xam ne réew mi am na ko ci wàllu financement kon kenn du xam nu mu toll te ba léegi amul fenn fooy dugg ci biir réew mi ku la dul wax ne dama soxla financement jox la financement te wóor na ma ne buñ doon wàññi ci ñi toog ci tànt bi ñu si mësuta jot financement du ma ne du am de mais bu amee tamit néew la du mat benn maa ñaar te terewul ñi ngi soxla financement ba léegi moo tax li ñu wax action durable am solo présidente wax na ko sànq kon li ñuy def fi ñuy yëngatu nan la ñu mën a fexe ba nga xam ne nga gis ku la puus ak ku la puusul di nga mën a dem loolu la président Macky Sall ne tënk naa ko dëxañ ko ci li ñuy wax économie sociale et solidaire pour ñu xool naka lay gën a mën a taxawoo nit parce que nag président Macky Sall bi muy def vision dafa ne damay def plan Sénégal émergent dem ba 2035 Ujo maa ngi lay nuyu ñoom ak responsable politique yi fi nekk yëpp ku ma nuyuwul nga jéggal ma factu rek la mais vraiment ñi fi ne ñëpp nuyu naa leen ñi ma gis ak ñi ma gisul kon bu ñu ne plan Sénégal émergent mu am vision 2035 ça veut dire que lépp lu ñuy tënk di ko nas na nekk ci loo xam ne day wëy nga gis ki ko sabab ki ko sooke ak nga bañ ko gis day mën a dem loi d'orientation bi li mu wax mooy dëgg la jigéen ñi ñu ngi yëngatu ñu ngi kërti mais dafa am loo xam ne tant que tàmbalee wuñ ko pour nga mën a dimbali nit ki dafay jafe boo doon seet nit tey amul tur doo ko gis boo bëggee dimbali nit ku amul tur doo ko gis mook adresse yam loi bi dafa ne fokk ñu dimbali ñiy yëngatu te nekk dans l'informel ñu mën a formaliser wu ba nga xam ne bés bu mécanisme wala accompagnement jógee taxaw nga ne naa dimbali nga mën a ràññaatle nit ñi parce que coût informel pour état bi mën la gis ba dimbali la day jafe mu ne kon nañu dimbale les acteurs de l'économie populaire ci kenn ku nekk mën a am identification mooy formalisation mu ne donte loolu am na te formaliser guñu nañu fexe ba
ci anam yi ñu nekkee pour le moment bu ñuy def processus de formalisation bi protection sociale bi nga xam ne système bi ni ñu koy joxe ci ñi am des organisations formelles ñoom tamit ñu mën ko am te nañu fexe ci wàllu koomu réew mi niñ koy jëlee parce que lu ci bëri ay taxes la donte te ñu bëri ñu formaliser wul affaire u taxes yi aussi daf leen dañ ko ragal te kenn waru ko ragal parce que boo xamee li ko wund fiñ koy jëlee ak fiñ koy dugal nga xam ne ci yow lay delluwaat dafa mel ni tontine te ñun tàmm nañu natt ñu ngi ci leket yi ñu ngi ci yeneen ak yeneen kon natt la boo xam ne boo ko defee dañ ciy jaaree di tabax ay infrastructure dinaa ci ñëw ndax benn ngi ni muy pôle service bi emploi service bi mu nekk programme bu am solo kon loolu aussi ñu ne comme dëgëragoo dëgër boo xam ne tax nga ragal wàllum tax ak loolu dinañ fexe ba teg la ci anam yoo xam ne da nga mën a dékku loolu liggéey sa liggéey beneen bi aussi ñu ne ci wàllu financement ak accompagnement sànq am na ku ne l'accès au marché c'est un problème mais marché bi concurrence la maanaam produit bi gën a baax bi gën a nekk de qualité mooy gën a gaaw a dem beneen produit boo xam ne da nga ko ñëw rek ñab-ñabal mais nit ki booy defar di def sa transformation am capital bu néew booy defar sa produit foog aussi si chaîne bi nga koy defaree nga xool lan moo méngoo produit kon tey booy defar sa emballage nii nga koy mel mais tey même produit bi di nga dem si fekk ko ci surface boo xam ne danañ ko defar ba mu rafet def ci ay couleur ba mu rafet yow sa produit nga jaayee ko téeméer mais beneen produit bi nekk ci surface ñu defar ko habillé ko ba mu rafet ñu jaayee ko ñaari junni kon loolu aussi ban taxawaay lañ ci am ñu ne dinañ def lu ñuy wax agrément ESS parce que li tax ma ne si loi bi rek laay ñëw loi bi dafa ne acteurs de l'économie sociale et solidaire yi ñi nga xam ne ñoo ci njëkk mooy les coopératives boo nekkee coopérative rek xamal ne de fait yow acteur économie sociale et solidaire boo nekkee ci mutuelle kazalika boo nekkee exploitation donc ñun ñëpp ay acteurs économie sociale et solidaire la kon loi bi bu ñëwee ñu def ci avantage yoo xam ne acteurs yi ñoo ko moom kon foog acteurs yi xam ko ba pare tegu ci yoon boo xam ne dina leen permettre ñu mën a jël avantage yi ci am yëpp moo tax président instruire nañu fii ak bu yàggul dinañu lancer opérationnalisation loi boobu loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire ndax décret d'application yi la ñuy xaar buñ ko signé rek ñu tàmbali opérationnalisation te opérationnalisation boobu buñ koy def ce sera une opérationnalisation de proximité parce que économie sociale et solidaire c'est un modèle de développement de proximité kon ma leen di wax ne xëy na Wakhinane Nimzatt la ñu tàmbalee mais communes yi nekk ci Guédiawaye yëpp danañ fa dem teg fa modèle boo xam ne wala teg fa stratégie bi nga xam ne tënk nañ ko ci loi bi pour ñu mën ko def moo tax tey li ma leen indil du financement parce que bu fekkee ne dam leen indil financement loolu la ñuy xaar dañu inverser tendance li ñuy def mooy bu ma fi jógee fii ak semaine prochaine suñu service technique yi dañ fiy ñëw dinañ fi toog ak yéen ñett wala ñeenti fan ñu xool ci lan ngeen ne ndax président bu fekkee da ngeen am plus de 100 GIE ñoom ñëpp ñu dajale ñu bokk ci coopérative yéen ñëpp bu ngeen di def la même chose du ngeen ko jaay parce que écoulement bi day jafe li ngeen di produire mooy gën a yaatu ñi war a jënd par contre 100 yooyu dañ leen di organiser en chaîne de valeur su fekkee ne beñe la ñu ne groupement bi moo yor jëndi dugub bi ñu ne beneen groupement bi moo yor mooñ wal bi ñu ne beneen groupement bi moo yor togg beñe bi ñu ne beneen groupement bi moo yor jaay loolu mooy chaîne de valeur boo xam ne buñ ko defee kenn ku nekk da ciy gis sa bopp mais bu ñëpp demee jëndi dugub ñëw defar saaf jaay beñe dañuy rangaloo fii mais kenn du jënd donc loolu mooy économie sociale et solidaire moo tax ma ne dafa nekk loi boo xam ne bu jaree saa su ne ñu nekk ci tali bi di ko dox dañ koy dox parce que réew mi président Macky Sall da ko teg ci yoon ba pare li ci des mooy
programme yi mu indi ñun ñu tegu ci jël ko te loolu jàpp naa ne loolu dinañ ko def kon service yi dinañ fi ñëw identifier organisation yi identifier nan ngeen di liggéeyee organiser leen ba pare nag door leen door financement bi kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne jàppale bi yéen a ko waxal seen bopp ñëw na kon du wàllu fexe ñu leen di accompagner kooku moom maa ngi ci dalal seen xel ndax président dafa ne fu nit ki nekk ci ruq di fa yëngatu di daan dooleem nañ ko fa fekk jàppale.